jërë ngeen jëf mbokk yi ñi ngi am contentement mbégte di leen nuyu di leen ziar di leen tatagal di leen dalalaat fi nga xamante ni moom moo di wasaare ñu fas yéene fee dalal ki nga xamante ni moom moo di Didi di yëngatu ci wàllum droit de l'homme Didi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay sant bu baax boo vraiment maa ngi lay nuyu ak sa équipe kontaan naa trop ci seen déplacement man nag maa ngi tudd Didi Fall nekk Goodwill Ambassador for International Human Rights aussi di liggéey aussi ak UNESCO. est-ce que mën nañu xam dëgg-dëgg yow ci li ngay yëngu. waaw man li may yëngu activiste la mais activiste bi ma doon man duma politique ci social la yëngu amee fondation 1000 Shades of Women and ci kattanu yàlla ak mbaaxaayam ñoo ngi ci 5 ko different pays ci biir Afrique di ñun nag li ñu tax a jóg mooy àq ak yelleefu doomu aadama yi nga xam ne dañu nekk ci métit dañ koy xeex ñi nga xam dañu nekk ci njàqare dañ koy xeex ñi nga xam ne aussi dañuy dund injustice aussi dañ koy xeex li nga xam ne aussi pour éradiquer pauvreté bi mooy programme SDG Sustainable Development Goal nga xam ne aussi mooy 17 goal yi pour dindi pauvreté aussi loolu dañ ciy dox donc ñun daal ci loolu la ñuy dox. ñu dégg ci say kàddu nga ne da ngay yëngatu ci ak yelleefu doomu aadama laataa ñu ci dugg ci di jàll ci problème yi nga xamante ni jot naa am fi nga xamante ni moom moo di Sénégal dal sa mbokki jigéen ñi am ay affaire agression yu bëree bëri tamit am fa moo xam ci góor muy jigéen ñu ñëw ci actualité bi nga xamante ni moom moo xew en tant que sénégalaise Bougazelli nga dégg ko ci problème mu xaalis ne dafay doon jëfandikoo ay maanaam fekk ma ni maanaam xaalis yoo xamante ni blanchissage d'argent lañ ko mën a tuddee. waaw bro man loolu duma ci wax lu sori parce que lu ma maîtriser wul xaw ma ko mais li ma xam aussi mooy nit ki dëgg mooy njëkk mooy mujj te yal nañ yàlla saxal ci yoonu siraatal mustaqim donc foofu te yàlla suñu boroom lépp loo xam ne rek dafa lu bon la parce que tey phobie musiba la te loo xam ne dafay daaneel suñu dëkk donc may ñaan képp koo xam ne da ngay xalaat wala nga kii si ragalal yàlla te xam ne li Sëriñ Saali waxoon ñetti bee yi mooy bàmmeel barsàq ak bisu penc jar naa xalaat te dara jaru ko man daal foofu laa ci soriwee. ba tey kon ñu daal di jàll ci beneen question bi nga xamante ni tamit actualité la ñu jublu ko di si jëm mu ne nii sunu kanam ñu gën koo xam ci. Troisième mandat bu ñuy jublu ñu gisoon ni amoon na troisième mandat bu amoon Sénégal ki nga xamante ni moom moo di président Abdoulaye Wade indi woon ci coow xeex yu bëri te ñu ngi jublu beneen boo xamante ni ñu ngi naan moom dana bàyyi wala du bàyyi yow it ci loolu lan nga ciy wax. man nag bro nag maa tooñ parce que je suis apolitique. tey non déet yii dama loolu laa lay wax xam nga man tey lan nga ma mën a laaj mu neex ma jigéen ñiy violé lan nga ma mën a laaj jigéen ñi nekk ci prison yi man loo ma mën a laaj tey xale yi nekk ci daara yi loolu man mooy sama field loolu mën naa la ci tontu waaye 4e mandat 21e mandat wax dëgg yàlla yëngaluma parce que man ci li may dox ak yelleefu doomu aadama moom ma tax di xalaat jigéen ñi nga xam ne dañuy yeewu 5 heures du matin di dem di wuti lu ñuy indi seen doom góor jigéen ñi nga xam ne yaay yi nga xam ne dañuy xëy seen jëkkër feebar ñi nga xam ne ñu ngi tëdd ci hôpitaux yi bëgg garab amuñu garab ñi nga xam ne dañoo jabet am problème jeunes yi nga xam ne ñoo ngi drogué wu loolu mooy sama programme sunu jeunesse bi nga xam ne ñoo ngi dugg ci gaal yi di dem man loolu moo ma amal solo. waaw ci ak yelleefu doomu aadama bi nga tudd moo tax ma poser la question ci loolu parce que tey bu fekkente ni troisième mandat dafa am ay nit nar ci dee ay nit nar ci gaañu so kon ak yelleefu doomu aadama sa liggéey ba tey mi ngi dugg ci loolu noonu looloo tax question bi jóg. waaw xam nga nuñ toxatee américain day wax ne action speak more than word te képp koo xam ne yaa ngi ci nguur gi war nga xalaat tamit damay dellu ci waat sa bàmmeel parce que amul dara luy sax li ñuy wax ne no situation is li ñuy wax ne amul benn situation boo xam ne dafay sax donc nañu man daal li ma sokki a saxal daal mooy nañu xool ñi nga xam ne dañu soxla Sénégal metti na
bërki démb ñun au niveau des Nations Unies lañ def International Bathroom Day mënuma woon xalaat ne ba tey am na ruq yoo xam ne amul douche ñu ngi ci 21e siècle dëkk yoo xam ne amuñu douche école yoo xam ne amul mbaar donc yooyu am na leneen lu ñu war a wax leneen te nañu bàyyi polémique kii def na ni di may nit buzz man duma wax dara ci politique bi di leen may buzz parce que ñoom seen doom a ngi tëdd fu neex seen jabar yi tëdd fu neex ñuy dégg thank you man na damaa bëgg Sénégal ñëpp dégg thank you waaw ñi sonn dafa bari waaw vraiment daal nañu wax daal ci ñi ngi sonn Sénégal metti na waaw yaay yi sonn nañu jëkkër yi tamit tey kenn ñun jigéen ñi dem nañ ba respect yenn papa yi amatuñu yenn liggéey amatuñu yenn doole yi sëy yaa ngi tas lépp a ngi jaxasoo te loolu yëpp mën daal loolu moo ma metti nañ defaraat suñu Sénégalu maam borom Touba Sénégal maam Alaaji Malick maam Limaamu Laay bu Kunta ma ca Njaasaan nañ defaraat Sénégal waaye ñoo neex dëkk ñun ñoo riche nañ leen defaraat suñu dëkk te bàyyi détail man daal noonu laa ko gisee bro ci nañu defaraat Sénégal dama dégg ci sa biiri kàddu ngay wax ci problème mu drogue maanaam nit yi koy jëfandikoo ak yooyu noonu da nga am lenn loo xam ci li nga xamante ni moom moo jëm ci wàllum drogue ak tamit ndax da nga dégg sénégalais yu koy jëfandikoo maanaam ci wàllum drogue yow lan nga xam ci lu jëm ci loolu noonu. waaw bro loolu soo ma ko laajee dama siy tontu parce que damay liggéey ambassadrice la aussi ak Free Drogue World ñuy xeex ci drogue bi xam nga drogue yàgg na Sénégal mais yàgg na Afrique si boppam mais léegi bu saay-saay bi da see bokkoo am na Scooby-Doo am na Keetu am na nag bi ñuy ruux ci chicha bi te gis nga marde si subana gis nga bu États-Unis biñ ko fi mujjee def dañ ko éradiquer parce que xale yi dañ doon dem ba katakay ni te bis bu ñu dof-dofloo ba mu yàq suñu njaboot wi naa gën a xaaf dootuñu amati jeunesse te nag jeunesse moom mooy àdduna te tey drogue baa ngi commencé di dugg Afrique xale yi sama moroom yi sama frère yi bu leen yàq seen àdduna du añ du reer te di ngeen musal nekk mag képp kuy utiliser drogue na nga ko bàyyi ñi koy jaay tamit pour xaalis nañ ko bàyyi parce que drogue bi réalité drogue bi am na bi ma ko waxee au mois de juin beaucoup de personnes m'ont dit que non drogue yàgg na Sénégal mais gis ngeen saisie boobu ba tey saisie yi ñuy def donc vraiment drogue bi moom loo xam ne c'est la réalité te dañ ko war a xeex xam ne aussi ça existe parents yéen tamit ngeen bàyyi tabou nañ leen waxtaan ci affaire drogue nañ bàyyi Sénégal hypocrisie bi waxtaan ci prostitution bi léegi góor ñi dañuy prostituer jigéen dañuy prostituer di waxtaan tamit suñu doom yi suñuy sëy early marriage ba tey mu ngi am Sénégal nañ leen bàyyi mariage business bàyyi xale yu ñuy bëggante moo tax kenn sëyatul donc li ñu war a wax dafa bari jigéen ñi tamit dellu bàyyi leen intérêt di sëy te yàlla tax jàppale suñu càmmañ yi ci sëy te yàlla tax vraiment daal nañu defar suñu dëkk daal te xool tamit delluwaat refeeraat gis nga tarixa képp ku nekk ci tarixa bu ñu nekk ci tarixa rek pour sol ganilaa pour dem ak ñëw nañu def ci tarixa bi pour loo xam ne li ñu jàngale ci këyit yi li ñu jàngale tamit ci matlabul shifa si ndiidu ak li ñu jàngale aussi ci yeneen i téere yi donc lépp ñu xool pour defaraat suñu toogaay parce que àdduna du añ du reer de te jar naa sóoraal te léegi nag nettaliwuma ko kenn mais ndaw yi rek ñooy dee. léegi mooy ma ñëw ci question bi nga xamante ni moom moo jëm ci wàllum drogue yi dama dégg nga maam da ngay dund ci ak yelleef bu doomu aadama bëggoon nañu xam yow lan mooy sa taxawaay ci liggéey boobu noonu ba xam naka nga koy xeexee ban façon nga koy xeexee ak ñan nga ci àndal pour xeex bi. waaw su fekkee ne partout en Afrique Togo Burkina Mali oui am naa team foofu au Sénégal aussi am naa team bu yàggul def naa ci benn documentaire boo xam ne ak ambassadeur UNESCO bi ak sama ñaari frère Charles Faye bu TFM ak kii amoon na daal Sénégal team bu takk boo xam ne def nañ ko and that was very successful te ñu ngi continuer awareness bi di jàppale aussi fas yéene aussi liggéey aussi ak police nationale xool ñoom tam lan la ñu soxla ci ñun jàppale leen ci awareness parce que ñun dañu gëm ne suñu tànk tey mooy suñu ndono ëllëg te tey dañoo bëgg defar ba nga xam ne tey affaire bi du nekk wax rek action lay nekk donc ci loolu la ñuy dox. lan nga yaakaar ni bu ngeen ci jugee wàllum drogue beeg yooyu noonu dina wàññeeku foofu ci Sénégal. mooy waxtaan ci
télé bi li ngay def nii tey ñu wax ci awareness centre de rééducation bi dégg naa am na centre boo xam ne à Thiaroye boobu aussi dinañ dem xool aussi yes nuñ ne Jacques Chirac bi nan lañ mën a def aussi pour jàppale leen ci équipement ak yeneen dugg ci école yi aussi di waxtaan ak xale yi surtout man li ma gën a kii mooy bi nga xam ne comme sucette la keetu bi bu ñuy wax Scooby-Doo parce que gars yi dañu saay-saay ak chicha bi ay waa xale yi bàyyi leen chicha cancer du poumon yal nañ ci yàlla musal google leen ko bàyyi leen chicha bi chicha da ngeen foogoon kaf la ñu naar yi koy def sax ñoom vapeur lañ ci doon def mais ñun lu ñu dugg rek dafay ëpp donc sarax leen bu leen yàq seen àdduna tey yéenay président ëllëg yéenay directeur yéenay yëpp Afrique c'est pour vous donc daal loolu laa am pour wax. fan nga yaakaar ni fa la drogue bi di jaar di dugg biir Sénégal. loolu nag pour des raisons de sécurité duma ko mën a wax parce que nag bëgguma ko ma yóbbu kër yaama di tax wax dëgg yàlla loolu moom duma ci wax moom mais xam naa ne daal Israël te ku si bëgg a am yeneen information génnewu sama gémmañ you can google it yes soo ko googlee ak réalité yi am di nga ko gis but Israël. mais bu fekkee da ngaa bëgg a xeex lu jëm ci wàllum drogue bi te nga xam fi nga xam ne mi ngi fay jaar di dugg biir Sénégal kooku war ngaa mën a am droit wax ko ba dootu fa jaarati. non loolu duma ci wax parce que sama liggéey mayuma ko par mesure man li may def mooy yeete duma def pour accuser yeete moo ma tax a jóg te par mesure de prudence ak sécurité internationale aussi sama liggéey mayuma aussi may wax tuyau yi fu mu jógeek loolu xaw ma li ma xam daal mooy awareness yee nit yi pour wax leen ne lii moo am loolu am naa ci droit te loolu la ma li may liggéey ak loolu la ma yoon may ak pour ma propre sécurité loolu laa mën a def. kon baax na mbokk yi ñoo ko déggandoo di leen fàttali ba tey yéen a ngi ci Wassare TV ngeen ci ànd ak jantal animateur best of the animateur in the world fii ci New York ATM Seck ñu ñëw ci li jëm ci wàllum tout tànk yi xale yi ci ak yelleef bi ngay dox nag lan nga ciy wax maanaam yow ban liggéey ak ban taxawaay ngeen ci am. taxawaay biñ ci am mooy. taalube yi li nga xam ne moom mooy taalube yi ñun commencé nañu benn liggéey ci taalube yi parce que dañu gis ne tey daara yi bari na Sénégal mais ku fi bëgg a dindi daara yi problème lay nekk parce que loo xam ne lu yàgg la wax dafa daara yi na fi jógee yomb na mais xam nga lan moo jegewul nga jël implémenter dara donc ñun commencé nañu benn programme bi ñuy def mooy dañuy dem ci programme bi ñuy dem mooy ñun dañuy dem ci ki nga xam ne moom moo yor daara bi laaj ko ne ko lan nga bëgg su dee bay la bëgg ñu jëndal ko parce que loolu ci problème sustainable development ñu jëndal la tool jox la li ngay jiwee nga commencé sa tool fi mu ne nii Vélingara ci sud du Sénégal bi am nañ ci succès macha allah tool yi dem na ba sax ñu def fa gerte dugub lu nekk ba sax ba fi mu ne nii dinañ ci dund pour 1 an. pare tabax ci loo xam ne aussi dinañ defaraat kii bi daara yi di leen yónnee aussi ay garab pour ndongo daara yi yu yëpp nga xam ne yalwaan bi dina wàññeeku xale yi mën a jàng te su après tel âge ñu mën a xool lan lañ leen di defaral donc ñun programme sustainable development bi ñun ci la ñuy dox donc duñu wax ne taalube baaxul mais am na ba pare mais ñun dañu wut solution mooy lu ñuy dundee ba yalwaan dootul exister ti lu ñuy def mooy lu ñuy def pour faj taalube yi di leen yónnee garab make sure aussi localité bu ñu nekk dinañ jàppale médecin bi nekk foofu parce que nguur suñu dirigeants yi ñu ngi liggéey du ma ne liggéeyuñu mais lu toll ni dëkk bu mel ni Sénégal ñun bu ñu xaar naan gouvernement ku mën a def rek dina def surtout ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi yàlla may ñu dara bu ñu selfish nga xam ne day nekk liggéey boo xam ne da ngay ñëw def sa moodu fatu am sa xaalis yem ci yow mais xalaatal ne am na sa famille boo xam ne ëllëg kenn dina sonn te da ngay obligé di leen faj wala defar dara pour bañ loolu nañu commencé ñun di defar suñu réew defar ci loolu aussi ñu am si aussi ay partenaires parce que aussi mu fondation Mamadou Diop am nañ si aussi ay partenaires sama sœur baa ngi nii moom aussi moom moo may vraiment nekk au Sénégal aussi mooy Amici Torodo moom tam mu ngi siy liggéey affaire drogue bi daf si jàpp bu baax a baax mu ngi siy liggéey ak ñeneen donc ñoo ngi sant ñëpp di gërëm mais tamit dama bëggoon ñu wax tamit violence bi dinañ ci ñëw waaw dinañu ñëw ci li nga xamante ni moom moo di violence bi dinañ ci ñëw mais dañu bëgg wax xam nga Sénégal xale yi
nekkul ni xale yi nekk ci daara ji kase xam xale yi nekk ci daara nekkul ni xale yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ñoom rek ci daara ji am na yeneen xale yoo xam te ni ñi ngi génn nañu seen kër ndey yeeg seen kër bàyyi di taxawaalu école yi tamit am nañu ay problème xeet yooyu yëpp ba xam yéen pare ngeen pour taxaw ci lu mel noonu tamit. waaw loolu pare nañ pour taxaw ci loolu parce que pare nañ pour tax après Ami si Torodo mën nga ñëw wax si loolu parce que yow yaa nekk Sénégal mais loolu man damay ñaan ministre de la femme et de la famille mu gën a jàppale ñooñu di ñaan aussi ministre de la jeunesse mu jàppale loolu mooy système informel bi waaw système informel bi nañ si jàppale te tamit ñun ñi nga xam ne ñoo jógee bitim réew bëgg a ñëw tamit implémenter ay affaire pour jàppale système informel nañ ñu jàppale ñun tamit parce que ñun bëgguñu dara lu dul jàppale suñu réew donc nañ ñu jàppale bu baax parce que ñun bëgguñu lu dul suñu dëkk yombalal ñu lépp donc ñi nga xam ne aussi dañu génn prison bonuñu tamit nañu comme eggalewaat centre sauvegarde amoon na fi nañ ko defaraat parce que centre sauvegarde daan nañ jàngale coiffure couture ak aussi mécanique nañu indiwaat loolu ku nekk am nga xam ne donc projet yoo xam ne la tey mode mooy li gën a rëy te mode ak fashion uude yi tey daal li ñuy defar dafa baax war nañu dem tey ba uude bi cordonnerie def loo xam ne tey am couture tey number one la tey ñuy tailleur yi dañuy ñëw fii di ñëw di bazarder seen yére yi ñun ñoo war a valoriser lu ñu moom donc loolu yëpp tam nañu wut ñu leen jàppale xale bu ñu récupérer ñu mën ko dugal ci cordonnerie couture wala mécanique parce que ñu muus rek ñoo fi am macha allah la xaloo la xawta illa billah donc daal loolu bu baax day def violence bi dina wàññeeku agression yi parce que nit bonul yàlla ku mu sàkku yàlla sàkkul ku bon ba pare nit ki su defee erreur tamit may ko chance te li ma gën a bañ ci suñu dëkk mooy juger ñun lu la yàlla dul juger dañoo ñeme juger nit su defee erreur duñu baale nañu savoir aussi pardonner may nit ki a second chance bañ ko juger nit ku bon yàlla bu sàkkul ku bon ki nga xam ne moo gën ñu ngi ñëw foofu doguma la yàlla bu la dee dog ñu daal di ñëw ci benn question boobu te ne bëgguma fàtte ko parce que mi ngi nekk sama xel da nga wax ba laal li nga xamante ni moom moo di prison yi tamit comme ci àq ak yelleef ngay dox ba tey xanaa pare ngeen pour dem ceytu maanaam def ci seen liggéey parce que am na si ñoom te ni ay ginaar la ñu sàcc ñii ay dàll ba léegi ña nga fa nga xam ne moom moo jiite ci prison ba ñu fàtte seen i dossier yéen seen doxin leen ci wàllu woowu. waaw ci loolu ñoo ngi commencé di waxtaan aussi ak am na ñoo xam ne ñu ngi waxtaan ñoom ci gouvernement bi pour xool aussi nan la ñu mën a def pour mën a like li ma la wax léegi centre sauvegarde waaw. Pour centre sauvegarde ñoo ngi waxtaan ci diplomatique li ñoo ngi ciy waxtaan pour lu mel ni ñuy def système récupération que centre sauvegarde fii aux États-Unis suñu jàppee koo xam ne dafa sàcc dara peine bu ndaw lay am mais après war nga am bu jour boo xam ne dañ lay def ci centre boo xam ne from morning to evening am na looy liggéey te dafa am heure boo xam ne da ngay ñëw pont pour ñu xam ne demoo defi lu bon donc yu mel noonu mën nañ ko implémenter te Sénégal am nañ ay mag ñu baax am nañ ay papa yu baax ñoo xam ne tey mun nañu yedd mais dafa mel ni ñëpp dañu lâcher seen bras may ñaan tam suñu kilifa diine yi suñu kilifa aada yi yéen tam ngeen gën a jàppale suñu jeunesse bi ñun yéen lañu am xarañ bi ngeen xarañ li leen yàlla may tamit dee leen gën di wax di jàppale tamit parce que su ngeen ñu bàyyee rek tey l'Afrique lépp luy Afrique yéen la yéene Afrique tey ñun si jeunesse bi da ngeen si war a jàpp parce que su ngeen bàyyee rek du baax parce que ñun dañu réer tey jeunesse bi dañu réer prison yi nag cas bi métti na trop prison bi loo ko mën a xalaatee yàlla na ump jàmm mais ñi fa nekk tamit bonuñu ñu ñaan yàlla aussi yàlla jàppale leen ñu génn te ñaan gouvernement bi aussi ñaan président tamit mu fexe tamit nu muy alléger seeni peine ñi nga xam ne ba pare defaraat condition prisonniers yi. xam naa kon ñu daal di ñëw ci li nga xamante ni moom moo di violation yi comme ni nga koy waxee xam naa ni moom yàqamti nga ko fi mu nekk nii sa yaram tàng na violation yi lan nga si bëgg wax. waaw violence bi loolu soo ma si laajee damay kontaan parce que li ma la wax sànq ñun Sénégal maa ngeen jéggalu ma nag yéen ngeen di dégg mais Sénégal hypocrisie bi moo bari da ngay gis mag moo xam ne su ma wax sama xol dafay fees jigéen ñi ñuy dóor du dëgg du yoon jëkkër yi ñi nga xam ne dañuy jël di dóor seeni jabar su ngeen xamee ne yow dañ laa yar depuis ba nga nekkee xale nga am anger issue am mer bu nekk si yow bu ko def sa jabar
doom ji nga xam ne tamit même dóor xale yi ñuy jël di dóor yenn dóor yu metti sax dañ ko war a bàyyi dóor affaire barbarie yooyu nañ ko bàyyi xale yi ñuy violé tamit góor yi ñuy violé man moom peine de mort man je suis d'accord peine de mort xale bu ñu violé ti wala jigéen gu ñu rayee ti moom peine de mort parce que loolu suñ ko deful rek duñu respecté jigéen ñi respecté lii parce que Sénégal dëkk boo xam ne dëkku teraanga lu tax ay rayanteeg yu bon yooyu war fee am loolu c'est pas normal donc loolu yëpp dañ si war a waxtaan si loolu yëpp waaw donc loolu dañu war a waxtaan si loolu vraiment dégg naa nga wax ci violence bi tudd si jigéen ñi nga xamante ni ñoom la ñuy dóor tudd si jigéen ñi nga xamante ni dañ leen di violer te defe naa ni violence yamul kase ci jigéen ñi nga xamante ni dañ leen di dóor wala ci jigéen ñi nga xamante ni amin dañ leen di violer violence bi ba si jigéen ñi nga xamante ni ñoom ñi ngi jël ay diwlin yu tàng wala ndox mu tàng di ko xëpp seen jëkkër yi tamit loolu tamit ci la bokk ci violence bi la bokk. waaw li nga wax foofu ànd naa seeg yow torop parce que góor ñi tamit xam nga ne dañ leen di abuse du jigéen rek la ñuy abusé ji góor ñi tam dañ leen di abuse waaw jigéen ni ñuy defee lu bon jigéen ñi góor ñi tam dañ leen koy def ba pare aussi ni ñuy violé xale yu jigéen yi aussi góor ñi dañ leen di violé am na xale yu góor yoo xam bi ñu nekkee xale dañ leen violé te loolu duñ ko wax te suñu màggee eng boobu noonu moom mooy tax ba des fois ñuy def lu bon seen jabar am na daara yi ndongo yoo xam ne dañ fa violé ay mag ñoo xam ne ay kilifa yoo xam ne tey xam nañ ne tey li may wax xam nañ ne dëgg la loolu yàgg na non lu yàgg la mais tabu la Sénégal du ñu wax loolu mais def nañu ay stade yoo xam nañ ne yooyu am na yoo xam ne lu ñu doon nëbb donc sëriñu daara yi ñu daan def di yàqtaan taalibe yi yu bon yooyu yëpp dafa yàgg donc nag li ñuy ñaan yàlla mooy loolu yëpp yàlla dolli ñu sutura lu bon yooyu deñ mais fi mu ne nii lu métit bari na jigéen ñi sonn nañu góor ñi tamit tey jàppale leen jigéen ñi jàppale leen jigéen ñi dee leen bëgg parce que xam nga yu bon yi yëpp mooy mbëggeel moo amatul dee leen sëy te yàlla tax waaw dee leen sëy te yàlla tax dee leen sëy te yàlla tax dee leen takk jabar te yàlla tax parents yi yéen tamit am ngeen si problème bàyyi leen di muñloo seen doom yi fu ñu wax rek nga naa muñal léegi su deewee na ngeen di kii bàyyi leen loolu nañ bàyyi hypocrisie bi soo xoolee ci l'islam soo ubbee suratul insa yàlla dafa am loi bu mu ñu tegal ni ñuy téye sa jabar ak ni ngay defee loolu su amul nag loolu mooy indi yu bon yi donc violence bi amul pour am ay rendi sa jabar laal paaka ba pare li ma gën a bañ mooy nit ki da ngay gëm yàlla wóolu yàlla waaye yëkkati say mbagg taxaw naan man maay kilifa da nga koy jëfee doo ko waxee ñun jigéen ñi tamit ma wax tamit nañu bàyyi sikk bi di xool suñuy jëkkër nit ki sëy loo si gis loo seet di nga ko gis nañ leen respecté suñuy jëkkër respecté suñu nañ daal yoon bi li sëy li ñu wax ñu koy def parce que na tam nañu xalaat doom yi ñu siy am nañoo xalaat doom yi ñuy am nañoo xalaat suñu jeunesse su ëllëg te nag sa tànku tey mooy sa ndono ëllëg ci wàllum violence boobu noonu la ñuy des ak nekk yow ba tey ndax defe naa ni ñu si bëri ñi ngi dóor seen i jabar wala ñi ngi rey seen i jabar te dara warulu ko mooy que ni dañuy am jabar ba pare jabar jooju noonu wëlbatu ko amaat keneen ku muy seq ak yeneen ñu bett ko si est-ce que tamit dëgg la bakken dafa foor nit waru koo rey mais tey est-ce que tey jigéen ñi tamit yéen pare ngeen pour xoolaat seen bopp ci wàllum sëy yeeg yooyu noonu ba ki nga xamante ni bëgg ngeen ko ba dugg ci moom ngeen fas yéenee yam ci moom mais am na si jigéen ñoo xamante ni maara dem si mais dañuy nekk ak seen jëkkër tukki ba pare ñoom ñu des di nekk ak beneen góor. waaw li nga wax xam nga loo gis ci àdduna si yar la après loo gis ci àdduna tamit mooy yar da cee bokk gëm yàlla ak wóolu yàlla da cee bokk. mais su fekkee ne gëmoo yàlla wóoluwoo yàlla yal nañ si yàlla musal si bépp mbooleem jullit ci ngay xam yenn lu bon soo amee jëkkër sa jëkkër satisfaire tu la sëy bi neexu la du financièrement du lenn ne ko tasal sëy bi tas sëy man santuma ko dem mais soo demee ba mu jaral la ngay njaaloo wala ngay def tasal sëy bi nga bàyyi ko mu dem dina gis keneen ku la gën a baax mais li ñu nekkee ñun naafiq gi ñu nekkee ñun jigéen ñi nañ ko bàyyi ñun jigéen ñi tam nañu toogaat defaraat suñu toogaay mais jigéen comme garab la mooy baobab jigéen mooy àdduna jigéen mooy lépp ñun jigéen ñun ñooy lépp donc nañ defaraat suñu lépp waaw nañu defaraat suñu lépp defaraat suñu toogaay
te ñun àdduna ñun ñoo yor àdduna loolu lay wax moo tax ñun suñu fondation tudd 1000 Shades of Women mooy 1000 facettes de femme ñun jigéen ñoo yor àdduna nañu xoolaat suñu toogaay nañu xoolaat suñu lépp vraiment lii vraiment lu baax la daal waaw ne li nga ma laaj ni question bu baax la ay ci kon mbokk yi jërë ngeen jëf xam naa ni jamono ji ñuy waxee ak yéen temps bi dab nañu ñu daal di koy bàyyi mu tàggatoog askan bi daal di lancer waale message waxaale turu association bi nga xamante ni moom lay liggéey. waaw fondation bi mu ngi nekk 1000 Shades of Women dañu gëm ne balaa ñuy mën a def ci beneen dëkk macha allah yeneen dëkk yi macha allah comme au Togo am nañ fa 800 personnes. Mali Burkina mais tam bëgg nañ gën a mën a dugg suñu dëkk parce que sa dëkk mooy sa lépp man Sénégal moom lay sagoo moom lay tiitaroo mais li ma gën a wax mooy sama mborom jigéen yi fondation bi du sama fondation pour Sénégal ñëpp la li ñu tax a jóg mooy àq ak yelleefu doomu aadama biñ ko ubbee affaire slavery contre Libya bi dañ si dox jéego yoo xam ne am na sax ñoo xam ne dañ leen dugaloon si biir banque yi yàlla dolli ñu sutura ñuy xeex loolu ba yàlla dolli ñu sutura Nations Unies adopté ñu léegi ñu ci la ñu amee suñu statut ECOSOC léegi di ci liggéey di jàppale doomu aadama ak yelleefu doomu aadama di wax aussi que ne duñu fondation boo xam ne aussi ñun dañu am xaalis di sànni ñun fondation bi nga xam ne aussi dañuy ñëw ay donation la ñuy def par exemple tey jii rek tey team bi ak sëriñ su ak ñu baax ñi vraiment Sénégal nag gaa yaa ngi siy jàpp démb rek ku mel ni Serigne Aramine Mbacké ak Soxna Ami Si démb ak Ousmane Diakhaté mu nga xam ne TFM lay liggéeyee démb dañu dugg si biir dëkk yi dem pouponnière Mbour dem aussi Mbacké ci daara yi di dem maye ay donation yoo xam ne waa US Open ñoo ñu ko may donc aussi am nañu ay partenaires like New Future Foundation UNESCO for Peace donc ñun ñoo ngi liggéey am nañ aussi ñoo ngi siy jàpp mais ñun tamit des fois nag day metti mais ñoo ngi leen di tàllal loxo daal wax leen ne leen affaire bi seen yëf la ñun bu position taxuñoo jóg suñu dëkk dara taxuñoo jóg def te yàlla tax moo ñu tax a jóg soo ko waxee nag nit duñ la gëm mais fii dëkk bi suñu fi demee ñun ba am fi ay doom ñëw fi bi ñu nekkee xale ñëw am fi suñuy doom pour tamit ñun suñu doom yi ñu fi jur mën a xam tamit ne seen parents itam gëm nañu seen dëkk loolu moo tax ñuy dox ci lii di waxaat encore que ne yëf yi du sunu yëfu Sénégal la te tey ñun Sénégal la ñuy sagoo moom la ñuy tiitaroo mais des fois nag bro dafay metti des fois sa beneen dëkk gën la valoriser que sa dëkk bopp par exemple comme tey special envoy lañ ak Gambia dafay yomb is very easy pour waa Gambie may ma accès is very easy pour gouvernement Togo mais s'il s'agit de moi mon gouvernement toujours accès dama dem ba dama ñeñ ñi ma ne bëggatuma te loolu warul te xam naa ne président Macky Sall macha allah liggéeykat la politiquement je ne suis pas apériste mais dama wax sur président Macky Sall liggéey bu rafet lay def Sénégal mais ñi nga xam ne tamit des fois ñun ñuy ñëw bëgg a gis président pour indi implémenter ay projet wala bëgg a gis première dame nañ ñuy may aussi accès yombalal ñu ko parce que ñun xeexuñu position li ñu bëgg mooy kii parce que dafa yomb ren man ak président man ak première dame mu Gambie waaw daf ñu may accès ñu waxtaan ak moom implémenté ba commencé nañ ay projet yoo xam ne pour help her pour 15 cents mais loolu tey bu koy def Gambie di ko def Togo mais sama dëkk moo ma gënal parce que falaa juddoo nag te man dama bokk ci Sénégal je suis le Sénégal donc nag loolu dama bëgg ñu gën ñu may accès sur loolu 1000 Shades of Women nag seen fondation la on est basé aux États-Unis ñoo ngi à New York donc ku ñu bëgg a jot mën nga dem ci website bi www.1000shadesofwomen.org dañuy liggéey nag ak école yi dañuy liggéey ak hôpitaux yi mënuñu nag yàlla rek moo mën am nañ numéro téléphone bi mooy 973 991 8036 donc nag am nañ Facebook page am nañ Instagram am nañ lépp daaw aussi liggéey nañu liggéey bu am solo aussi ak musiciens yi dañuy liggéey ak ñoom ñun daal taq nañ fu ne ñun daal taq nañu ripp daal fu nekk léegi nag xaaral dama bëggoon naa aussi bala may daaneel xam nga lu kenn mën ñaara ko dàq te ki nga xam ne moo ñuy taxawal Sénégal mooy Amici Torodo moom tamit mu wax ci tamit jàpp parce que moom mooy dem di ñëw di liggéey sur le terrain su ñëwee wax ñu lan moo am
parce que moom tamit macha allah jàmbaar la lingeer la vraiment te dafa xam liggéey bi te dara taxu koo jóg aussi lu dul àq ak yelleefu doomu aadama donc je vous remercie yéen team bi di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm wasaare dem ba dépasser CNN affaire bi nag gëm-gëm la dara yombul if you believe miracle unfold donc sant naa leen gërëm naa leen di nuyu nag ñëpp ñu ñuy seetaan di leen wax ne daal 1000 Shades of Women seen yëf la merci jërëjëf ay ci kon ñu daal di koy dalal mu toog ki nga xamante ni moom moo di Amicy Toroda Toroda bu mag bi kay toog yaa am jom ak jongoma sëtëtët yow loo bëgg wax naka nga nekkee Sénégal liggéey bi noo ciy taxawee loolu loo ciy wax li ma ciy wax mooy man nag wax dëgg yàlla sama xarit bu baax bi di Didi Fall nekk sama leadership nekk sama xarit man maa koy taxawal biir Sénégal nekk sama nit nekk sama lépp vraiment man nag ñëw naa fi ñaari yoon ba ñetti yoon dama doon politicien laa nag d'une part parce que damaa bëgg Macky Sall loolu moom duma ko nëbb moom nit ñi ma xam jot a xam sax ci campagne bi lañ ma xamee mbooloo mi ma bëgg a am nag ba boole kook moom sax ci campagne bi laa leen jëlee parce que dama am leader bu baax muy Ablaye Sow te xam naa dina ko gis dinañu gën a jàppale ci sunu naka lañ ko waxee ci association Didi bi te Didi tamit damaa ñëw mu wax ma association bi man tamit ma dem yóbbul leen li ma fi gis parce que dem naa Nations Unies ñu recevoir ma ci sama leadership muy Didi Fall man Amicy nag mënuma wax nag vraiment mais damay góorgóorlu wax ndax Didi Fall mais li mu wax dëgg la parce que Sénégal affaire buñ ne dañuy def naka lañ ko waxatee comment on dit drogue bi lutte contre la drogue kooku bu ñëwee ne dañu ciy jàppale ñun ñëpp la ko defal parce que ñun ñëpp ATM boo amul doom ju góor wala rakk bu jigéen am nga rakk wala doom bu jigéen ñun tamit ay soxna lañu am nañuy doom kon ñun ñëpp la ko defal kon dafay xeexle askan bi di xeexle naka lañ ko waxatee njaboot gi di xeexle ñëpp Sénégal parce que drogue bi vraiment mi ngi gën a def ravage boo xam ne mi ngi ñuy perturber ñun ñëpp moo tax bi ma ko waxee ma ne ko man di dama ciy jàpp. kon drogue bi mel na noonu foofu. waaw vraiment saturé na quoi saturé na foofu parce que xale yi ñi ngi tux boon ñi ngi tux yàmba ñi ngi def lu nekk te boo dee xool rek xam nga loolu lu ko indi xam nga population mooy li mu wax léegi rek kilifa yi ñi ngi ciy jàpp sax waaye ñu gën ci di jàpp rek ñun tamit ñu gën cee jàpp parce que dañoo jaboot ñun ñëpp waaye vraiment man daal naa ci def lu ma mën man nag mënumaa wax moo tax man wax ji du sori mais maa ngi koy jàppale fii non gars parce que ku nekk rek ak sa domaine peut-être loolu mooy domaine am waaye man tam lee mooy sama domaine duma politicienne bu mag politicienne bu ndaw laa dama bëgg Macky Sall APR laa wax naa la ko nëbbu ma ko waaw bu baax waaye nag dinañ ko ci gën a jàppale parce que boo li mu wax noonu vraiment pour ñun ñëpp la loolu laa la wax voilà dégg nga fi may waxee maa ngi ko ciy jàppale ni ma ko ci jàppale mooy dinaa ko taxaw biir Sénégal association bi sëñ Aramine Mbacke mi ngi fa mi ngi ñu ciy jàppale moom tamit moom mi Didi Fall mi ngi ciy jàppale man mi Aminata Si maa ngi leen ciy jàppale incha allah te maa ngi ci seen ginnaaw Maguette Wade ñun ñëpp ñu ngi ci seen ginnaaw te man maa ngi ci te duma bàyyi benn yoon duma bàyyi benn yoon waaw lépp luy taxawu Sénégal daal maa ngi ci kaw yaa ngi ci kaw waaw jërëjëf Amicy Toroda ñi ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax a baax a baax a baax xam naa ni comme yoon yamul ci benn comme tey foree nañ ci weewu bëy wala sax ci sa laminu bopp nga ne ni yaa ngi yëngatu ci wàllum politique beneen yoon dinañu am ak yow waxtaan ñëw jël si la su ko defee ñu waxtaan ci wàllum politique boobu noonu nga wax ci ñu bala nga tàggatoo ak askan bi. D'accord. maa ngi tàggatoo ak yéen di leen jaajëfal ATM vraiment je suis content de vous émission bi vraiment ça a été dama ñëw rek yam ci nag taxuma woon a jug sax tey di dina ma obligatoire di nga wax looloo tax ma sànni ci samay kàddu voilà thank you jaajëf di ko jaajëfal bu baax a baax Amicy Toroda mbokk yi defe naa ni ñoo ko gisandoo gis ngeen ko Didi Fall la ñu invité waxtaan na ci ki nga xamante ni moom moo di Amicy Toroda moom it daal di ñëw sànni ci ay kàddu comme moom moo yor yenn
pàcc ci liggéey ba ca Sénégal mu ñëw nag sànni si li nga xamante ni moom moo di ay kàddoom wax ci nu mu demee ñi ngi leen di jaajëfal mbokk yi di leen fàttali na ngeen bës cloche bi bu leen ko fàtte di leen bës cloche bi su ko defee ngeen di mën a am émission yi leen di dugalal ci biir YouTube bi en exclusivité kenn du leen ko nettali dégg naa di wax lee wala dégg naa Ami si Toroda nga gisal ko sa bopp moo ko gën jërë ngeen jëf ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen jox dig daje ba beneen yoon jaa ngeen jëf. Ok, salut à tous, c'est Gims. C'est pour vous annoncer ma venue au Sénégal le 21 décembre avec mon frère Dadju pour un concert en commun, concert historique à Dakar au Sénégal. Restez branchés, c'est super important, ça va être historique. À suivre.